ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag comme ni ngeen ko xamee ñuy waxtaanee actualité ñeel élection présidentielle yu Sénégal yi nga xam ne amal nañ ko dimanche bi weesu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février suivre ngeen lépp lu fi xew comme événement moo xam avant ñuy amal vote yi jamono gi ñu doon amalee vote yi ak après bi ñu amalee vote yi rawatina tendance yi nga xamante ni nii commencé na génn ñeel résultat yi nga xamante ni tamit jur na ay coow ay polémique yu bari ci noonee nag ñu def ab analyse laata ñuy publier résultat officiel yi ngir leeral sénégalais yi ak ay données ak ay mbir yoo xamante ni nii xew na pour que ñëpp xam lan moo xew ci élection yi nga xamante ni jur na coow parce que jamono ji ñu bëri dañu jaxasoo ndax événement yi fi jot a xew. tout d'abord dañuy wax ci li nga xamante ni mooy déroulement élection yi maanaam naka la amee naka la ñu doxalee mbir yi bésu vote yi ci anam googu nag li ñuy mën a wax mooy dans l'ensemble bu ñu xoolee ci ni mu gën a yaatoo am na ay anam yoo xamante ni jaar na yoon buñ ko comparé ak élection législative yi nga xamante ni weesu na nga xam ni jafe-jafe yi dafa jéggi woon dayo lool ci wàllu mal organisation ak lépp lu ci tukkee ci li nga xamante ni mooy ay jafe-jafe ci yenn bërëb yi mais ren nag ak élection yu dimanche yi li ñu seetlu mooy ci bureau yu bari matériel yi ñëw na à temps moo xam muy bulletin yi moo xam urne yi électeurs yi war a voter moo xam isoloir yi lépp ñëw na ci anam gi mu waree te itam bépp centre de vote boo jël amoon na benn dispositif sécuritaire maanaam ñoo xamante ni ñooy aar vote bi taxaw ngir sécuriser li nga xamante ni mooy scrutin bi maanaam mu am ci anam yi mu jaare yoon am na même ay centre yoo xamante ni nii balaa ngay dugg da ngay wane sa carte électeur et puis képp ku voté ba pare dañ lay génne ci centre yi pour bañ ay perturbation donc yooyu yëpp ay points yu positif la yoo xamante ni foog ñu nangu ko parce que am na te loolu dañ ciy féliciter li nga xamante ni mooy autorités yi nga xam ne ñoo chargé woon yooyu noonu même bu fekkee ne seen rôle la aussi. ñu ñëw nag ci niveau participation bi maanaam est-ce que askan bi dem na voté ji anam googu même bu fekkee ni am na ay satisfaction yu ñu gis ci yenn gox yeeg yenn centre yeeg yenn localités yi mais dañuy xamal nit ñi que ni sénégalais yu ci bari amuñu chance su voté non pas parce que dañu bañ a voté dem mais parce que may ñu leen li nga xamante ni mooy possibilité ngir ñu voté da leen di jox ay exemple am na ci ay électeurs yoo xamante ne nii am nañ seen carte te ci carte bi ñu ngi ci def centre bi ñu war a voté ak bureau bi ñu war a voté mais bu ñu demee ci bureau yi nga xamante ni fa lañ war a amalee li nga xamante ni mooy seen vote dañ leen di wax que ni seeni tur nekkul ci liste bi ay junni nit laay wax dund nañ même cas ci bisu vote yi te malheureusement jotuñu voté tànn candidat bi nga xamante ni moo leen doy fépp fu mënti faat nag. am na itam ay électeurs yoo xamante ni ñi ngi ak seen carte seeni tur mi ngi ci liste bureau de vote yi nga xamante ni fa lañ war a voté mais seen tur nekkul ci liste d'émargement bi maanaam fi nga xamante ni électeur bi fa la war a signé gannaaw ba mu voté ba pare nit ñu bari tamit dund nañ lu ñu mel. ñetteelu mbir mi di am na ay citoyens sénégalais yu bari yoo xamante ne nii seeni bureau de vote maanaam bureau yi ñu war a voté te fa lañ daan mës di voté dañ leen déplacé dañ leen tuxal yóbbu leen feneen maanaam da ngay ñëw ci centre bi pour voter ñu ne la sa bureau nekkul fii alors que électeurs yooyu noonu informé wuñ leen que ni seeni bureau dañ koy déplacé tuxal ko yóbbu ko ci yeneen bërëb am na ci sax ñoo xamante ni nii da leen di yóbbu ci yeneen région yoo xamante ni bokkul ak fi ñu dëkk loolu tamit empêché na tax na ñu ci bëri voté wuñ dimanche même cas boobu noonu arrivé na sénégalais yi nga xamante ni ñooy dund bitim réew am na ci ñoo xamante ni dañuy obligé daw ay heure wala ay kilomètres ngir mën a voter loolu bu fekkee ni électeur bi amul pas-pasu ak bëgg-bëgg dem voter ji day taayal toog ne jaratu ko mais lan moo waral lii lépp laaj bi mooy loolu dafa am ci benn vidéo ñu ne leen parrainage dafa nekk benn nattukaay boo xamante ni nguur gi fi ne day tax mu xam kan mooy voté kan maanaam ci candidat yi ne ci opposition bi parce que li nit ñi war a comprendre mooy parrainage nit ki nga parrainé la plupart boo jëree fukki nit juróom-ñett yi ki ñu parrainé booy xool moom la ñuy votel parce que koo wóoluwul aussi doo ko parrainé d'autant plus que ku ci nekk kenn nga am possibilité parrainé léegi bi ñu paree ci parrainage yeeg dépôt yeeg ñu filtré xool ñi nga xamante ni ñoo war a jàll léegi nag dañu tànn xool xayma nit ñi nga xamante ni ñoo am possibilité votel ki nga xamante ni par exemple mooy Idrissa Seck Ousmane Sonko Issa Sall ak kii di Madické Niang léegi nag ñu filtrer leen defuñu ko ñëpp nag parce que buñ ko defoon ñëpp day flagrant mais ñenn ci ñi nga xamante ni ñoo leen war a votel ñu am ñun ci segg ñoo xamante ni soit da leen di déplacer yóbbu leen ci yeneen centre de vote yu sori ba duñu mën a voter pour décourager leen ñeneen ñi ñu génne leen ci papier wu fichier électoral bi nga xamante ni moom moo ne ci bureau de vote yi parce que fichier électoral bi liste
électeurs yi électronique bi maanaam bii nekk ci ordinateur yi clé yi nekk ci site ministre de l'intérieur nekk ci kuréel gi nga xamante ni moom leen dénk wàllum élection nekk ci site Sénat fichier électronique boobu noonu bokkut ak fichier papier bi nga xamante ni moom lañ jébal mandataire candidat yi nekk ci opposition bi ak président de bureau de vote yi maanaam ay fichier la yoo xamante ni dafa am ay manquement loolu moo tax ñu ci bëri dañuy ñëw seen bureau de vote ñu ne leen bokkoo leen ci liste bi wala ñu ne leen dañ leen déplacer yóbbu leen ci beneen centre ñoom ñoo ko def exprès buñ ko jàngatee Idrissa Seck Ousmane Sonko Issa Sall Madické Niang waroon nañ am lu ëpp nombre de voix yi nga xamante ni am nañ ko ci li nga xamante ni mooy élection yi donc effet parrainage yi moo nekk nii. ñuy wax aussi ci beneen cas muy kaaw fraude yi côté boobu da ngay faral di dégg ñenn ñi rawatina ñu féete ci nguur gi ne Sénégal dépassé na maanaam romb na jamono joo xamante ni dañ fiy sàcc ay élection parce que rajo yaa ngi fii télé yaa ngi fii site yaa ngi fii te ñoom dañuy joxe résultats yi en direct mais loolu ay cadeau la yoo xamante ni dañ koy jibal ngir réeral xelu nit ñi li leer ba leer mooy jamono ji ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ba léegi am nañ ay moyens am nañ ay pexe pour sàcc fii élection dafa am ba léegi dañu anam yi ñoo changé maanaam fraude bi dañ koy def mu yanu maanaam bu ñu ko defee kenn du ko contesté maanaam day xaw a nduru lu jaar yoon alors qu'au fond niñ ko toggee dara jaarul yoon da leen rek jox gox yi nga xam ne ñoo nekk Matam muy gox boo xamante ni Macky Sall dafa def raw gàddu bu jéggi dayoo mais boo jëlee région boobu noonu muy Matam département boo jël ak commune boo jël gox-goxaat yi gën a ndaw mais ñi war a bindu ñi war a voté dañu yokku ci yokku boo xamante ni kenn mënu ko natable ci ab diir bu gàtt yokku boo xamante ni kenn mënu la expliquer ni la demee dama leen di jox rek benn exemple muy dëkk bi nga xamante ni Abdoulaye Daouda Diallo fa la sookee ko mais dëkk boobu noonu ñi nga xam ne ñoo war a voté dafa jugee ci fukk ak juróomi junni électeur dem ci fukk ak juróom-ñetti junni électeurs yoo xamante ni kenn mënul la expliquer nan lañ def ba mu yegg chiffre boobu noonu ay chiffre la yoo xamante ni du lu nit ñi inventé mën nga ko vérifier facilement ci site internet yi te li gën a yéeme ci gox yooyu village yooyu noonu mooy élection yi nga xamante ni moom lañ weesu nii ay mineur maanaam ay xale yu ndaw ñooy dugg ci bureau de vote yi di voter alors que ni amuñu âge boo xamante ni may na leen pour ñu voter ay xale yoo xam ne ay fukki at ak ñaar lañu am gis ngeen image yi def na tuuru net bi yu bëri gis nañ ko maanaam gox yooyu ay junni nit voté nañ ngir Macky Sall te vote bi jaaru yoon mais malheureusement ay zone la yoo xamante ni dafa sori candidat yu opposition bi ñu ci bëri amuñu fa ay mandataires wala ay représentants yoo xam ñooy siéger ci biir bureau de vote yi ngir vérifier lépp loo xamante ni am na fa te jaarul yoon. li xew ci élection présidentielle bii nii musul am ci histoire politique gu Sénégal parce que planifié nañ seen i yëf ndànk ci suuf yuuxuwuñ waxuñ mais waaj nañ liñ naroon togg ko nag toog di xaar mais malheureusement loolu lépp ñuy collaborer di lëkkaloog ay këru taskatu xibaar yoo xamante ne nii bisu élection yi ñooy gaawantu joxe ay tendance yoo xamante nii day arrangé Macky Sall duñ leen ko nëbb yéen ñëpp xam ngeen ko yéen a ko gisandoo waxoon nañ ko ci suñu benn vidéo GFM moo xam muy TFM RFM Observateur ak IGFM yi nga xam ne Youssou Ndour moo ko moom Youssou Ndour bi nga xamante ni xam na ni daanu Macky Sall day daaneel li nga xamante ni mooy ay entreprise de presse maanaam këru taskatu xibaar yi nga xam ni moo ko moom parce que du fay impôt dañ koy topp tëj ko ci kaso bi ñu tëj ay groupe am mu fay bor yi nga xam ni amal na ko Sénégal léegi nag ba mu xamee loolu lépp nag muy comploter di nax sénégalais yi di jéem a dox seen xel ànd ceeg nag ay journalistes yi nga xamante ne nii xamal na leen ni bis bu daanoo ñoom ñëpp dañuy dem chômage preuve bi mooy avant même 22h bésu dimanche bi ñu weesu bésu élection yi jamono joo xamante ni yenn centre de vote yi tàmbaleeguñ sax li nga xamante ni mooy joxe seeni résultats RFM ne Macky Sall jege na wala sax romb na 50% yi alors que jamono jooju noonu bu ñu boolee voix yi Idrissa Seck am ak Ousmane Sonko moo ëpp yi Macky Sall am mais yamuñ ci RFI bi nga xamante ne nii média de propagande la maanaam day nax nit ñi la ko tax a jóg mooy sàmm intérêt France ci bépp gox fépp ci àdduna parce que France ci boppam ñoom daanu Macky Sall arrangé wu leen parce que jaamu France la seen i yitte lay dox saa su ne profité ci information bi RFM joxe pour wax ko ci seen i antenne pour que àdduna dégg que ni Macky Sall Sénégal daal moo fi mën moo fi gagné lépp dañ ko planifié woon toog di xaar. ba tey ci groupe GFM boobu noonu guddi dimanche bi seen site web bi nga xamante ni mooy IGFM publier benn information ne Emmanuel Macron félicité na ki nga xam ni mooy Macky Sall alors que amul Emmanuel Macron deful tweetéwul pour féliciter Macky Sall ci bis boobu noonu amul
li gën a dangereux ci groupe de presse GFM bi mooy dañuy profiter ci li nga xamante ni mooy seen audience maanaam déglu bi leen nit ñi di déglu di leen suivre pour jéem a influencer nit ñi di créer ay information bu ko forcer ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi seen journalistes yi fa ne gëmuñu dara di ñuy wax ci antenne bi wala parfois li ñuy wax ci biti ak lu ñu gëm bokkul ay nit yu dangereux lañ donc dafa jot sénégalais yi boycotté groupe de presse boobu nga xam ni moo gën a yées RTS ci wàllu manipulation parce que seen intérêt kott moo leen tax a jóg moo xam ki ko moom moo xam ñi fay liggéey. li jëm nag ci résultat définitif élection yi maanaam résultat yi nga xamante ni nii mooy résultat officiel yi mënuñu ci sori lu bari parce que décompte yi jeexagul te il faut que ñu dajale lépp dañuy xaar publication autorité bi nga xamante ni moo yayoo mbir boobu noonu pour que ñu mën ci def analyse bu xóot pour que ngeen xam lan moo xew ak mbir yi nu mu tëddee dëgg la Macky Sall def na lépp pour jàll premier tour mais tendance yi nga xamante ni ñëpp déggandoo nañ ko ci rajo yeeg télé yi nga xamante ni nii wóolu nañ leen ñu ngi def seen liggéey ci anam gu mu jaaree yoon waxuñu nag ña ca des ñi nga xamante ni nii ñoo Macky Sall la ñuy mais rajo yeeg télé yi nga xamante ni wóolu nañ leen tendance yi ñu joxe Macky Sall mënul sax jege 50% c'est impossible mënul nekk parce que même boo xoolee centre yi nga xamante ni Macky Sall moo ko gagné boo boolee résultat yi nga xamante ni candidat opposition moom lañ am rawatina Idrissa Seck ak Ousmane Sonko kese boolewuma ci Issa Sall ak Madické Niang boo xoolee ñooñu li ñu am boo ko dajalee moo ëpp li Macky Sall am ci bërëb yi nga xamante ni moom moo ko gagné donc fan lay jaar pour am 50% wala lu ko ëpp mënul nekk mais lépp lu ci mënti am rek ñun ñu ngi leen di jox rendez-vous lu yàggul dara dinañ defaat benn vidéo ci lu yàggul dara ak analyse bu gën a xóot ci élection présidentielle yi nga xamante ni génn nañ ci donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf